daaw 2018 juillet bon y en a beaucoup d'autres hein, mais c'est le dernier cas que je vais citer artiste boobu ñuy wax Ramatoulaye Clémentine Sarr voilà connu sous le nom d'artiste de Guigui woo na ma fi dama waaw Jamra dama gis ne sonn ngeen ci humanitaire pour dimbali néew ji doole yi man dama yërëm les femmes qui sont victimes de cancer du sein et du col de l'utérus ma bëggoon ngeen jàppale ma ci communication bi pour wax leen ne gratuitement dinaa leen fayal des séances de dépistage gratuit au centre Talibou Dabo comme période bii la rek juillet la woon alors bu ko defee seen kàddu moo ëpp porté sama bos waaye ba ñu defee message mais nga gis jigéen ñi jóge Tamba ñi jóge Kaolack Kaffrine Kédougou Nioro ñu ñëw centre Talibou Dabo mu fees dell plus de 2000 femmes alors de sa propre poche parce que moom xaalisam ay yeneen moroom a ngi fi di am yi millions di ko noose ak di tukkee ko voyager de sa propre poche mu fay 1400 séances de dépistage gratuit te xam nga dépistage dafa am solo parce que am na jigéen ñu bari ñuy dem ba ñàkk seen bakkan ci cancer du sein et du col de l'utérus dara warulu ko lu dul ignorer ne amoon nañu doomu jàngoro bi waaye dépistage boobu tax na jigéen ñu bari ñu teel a jël seen matuwaay parce que doomu cancer feeñ na ci ñoom ba noppi mu am 2 cas graves qui ont été hospitalisés aux frais de Guigui ba sauvé na 1400 et quelques femmes alors ba Jamra accompagner Guigui dans cette action humanitaire ba ñu sauvé jigéen ñu bari te yemuñu ci loolu parce que journée boobu amoon na une journée de consultation gratuite pour les enfants ba loolu pare Jamra def benn communiqué di remercier Guigui daal di lancer appel à tous les artistes du showbiz ñu inspiré wu ci lii nañu fab seen alal di ko bokk ak askan wi benn imam jàng ko waaye maag moom dañu yebante ndax sama doom baj ndijaay la waaye yéen Jamra rappeurs yi ñoo leen des ak rappeurs yi kii yu bon yi muy sol nangam ngeen de partenaire ma ne ko kii elle a sauvé 1400 vies ñoo xam ne doomu cancer moo nekkoon ci ñoom te yëguñu ko mu defal leen dépistage gratuit docteur yi gàttandu feebar bi ba sauvé nañu yow nee nga ma tu diri 6 daayira lan nga mës a defal yow sa askan mu ne waaye bokkul man sa gàmmu dinaa yóbbu juróom fukki boolu ceeb dinaa fukki ma ne ko waxuma ay boolu ceeb laa wax ay nit yu bëgg a dee ñu war leen sauvé loo mës a defal sa askan parce que du woon xuloo mais sama doomu nijaay la ñu doon kafante noonu alors de sorte que kooku un autre exemple à part rappeurs yi ma la wax sànq Big D Bibson Bill Thiakhou un autre exemple de collaboration avec les gens du showbiz parce que xam nga lu tax Jamra jël option boobu yonent bi moo ne bu leen yem rek di ngoy ci seen diine ak di ko jëfe na ngeen ci boole di tendre une main fraternelle ku jéggi yoon ngir ngeen mën ko xëcc mu tegu ci yoon ndax wóor na yàlla ni njabootu Zeyne Abidine bi nekk fii ci daara sëñ Makhtar Diop Muxsin bu Ndar njabootam mën nañ ko seede Latif yóbbu na fa ñetti góor jigéen yoo xam ne faj nañu leen ba wér nañu parce que dañ leen ubbil suñu loxo dañu leen doon encadrer dans la plus grande discrétion nag ndax am na ci koo xam ne boroom kër la kilifa la bu yëf yi fuité woon rek gàcc lay doon ci moom waaye Zeyne Abidine am na lu mu donn ci baayam comme ni sëñ Mansour banoon daawara ji am lu mu donne ci baayam bay faj ñu dof sëñ Mansour faj na sama ay mbokk yu lébu yu bari yoo xam ne ci xàmba yi la ñu jommee wala ci taatu guy yi wala dox timis yàllaa ko may mu faj leen Zeyne Abidine tamit yàlla may na ko ci borom ñaari tur mais à condition nga am la volonté ferme de t'en sortir parce que ku nanguwul tuub kenn mënu ko soppi man ci yi ma xam xaw ma nag ñaata yoon la Latif séq ak moom loolu dans la plus grande discrétion waaye am na ñetti góor jigéen yu ma xam kenn ki kilifa la mu ngi fii nit ñi xam ko chef de service la keneen ñaar ñi reste c'est des citoyens ordinaires Zeyne Abidine ci lu ko yàlla may am na fu mu jaar ak ñoom au bout de 1 mois et demi génn nañ ci mbirum góor jigéen ba jeex tàkk delluwaat ci diini ji waaw bu fekkoon Jamra dafa seexlu ñooñu beddi leen ne da ngeen gaana jóge leen fi dana sotti Seydina Mohamed toog na benn waay fanaan ci baar yi mandi ba bëccëg mu ñëw rek xaw ma dafa jaawale jàkk jeeg toilette publique yi dugg si jàkk ji rek tekki tubéy bi rek commencé saw saa bay jóg rey leen ko kii nag mu ne bu ko kenn lal bàyyi leen ko mu eggali waa ji eggali sawam ba takkaat tubéy ji Seydina Mohamed daal di ne diw ne ko la béy mu ne ko utal ndox sotti ci mu wut ndox
sotti ci mu ne voilà léegi sobe bi dañ na waa ji ak li muy laxal yépp ci mandem scène bi impressionné ko mu ñëw sukkal yonent bi ne ko man ak tooñ wi ma tooñ ni mu réyee ak li ma ci naroon a fekk nu mu grave nga def lu rafet lii fi nga sukkandiku ba def lii dawal yërmande bu day nii fi nga sukkandiku fu sell la war a doon daal di jóg ne ko sujjóotal naa la ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di dugg ci diine ji aussitôt rek yonente bi boobu asaaba yi neen voilà kii da ngeen ko naroon rey perte la naroon doon pour la umma islamique léegi mu ngi nii ci lu bon la nekkoon yërmande bi ñu dawal ci moom tax na ba dugg na ci diine ji te du yem ci moom rek boo demee dana dugal jabar yi boo demee dana dugal doom ji et cetera kon nag noonu la Seydina Mohamed jàngale taarix yi bari na ci li yonente bi jàngale que daan tuur mbal buntu këram ak yooyu bari na ci taarixam bu wane ni ci kaw jéggale ak jëllale ak tàllal une main fraternelle ña nga xam ne ñu ngi ci lëndëm pour ñu mën leen a ñoddi indi si leer moo tax ummatul islamiya bi ci philosophie boobu prophète bi doon dawal jóge ci 2 musulmans 20 musulmans 200 léegi ñu ngi ci 1 milliard 400 kon nag message yu Jamra mooy askan wi bu leen beddi kenn na ngeen tàllal loxo ñëpp bu leen xeeb mandikat bu leen xeeb góor jigéen bu leen xeeb tuxkati yamba bu leen xeeb un insulteur public parce que entre parenthèses sama jokkoog Assane Diouf ñu bari xas nañ ma si naan ki dafa réew saaga rek lay def Jamra di wax ak moom bu leen xeeb kenn ndax Assane dama defoon benn vidéo tontu ci ay vidéo am ne ko Assane yii ngay wax yëpp man duma la condamné am na ñoo xam ne dès l'instant dafa am saaga rek ñu ngi lay condamné ma ne ko Jamra ne te condamne pas pour approuver saaga yi waaye xool li nekk ci suufu saaga yi parce que yaa ngi poser des problèmes de démocratie yaa ngi poser des problèmes de bonne gouvernance yaa ngi poser des problèmes de transparence d'équité ma ne ko li la Jamra di ñaan dindil saaga yi nga poser des revendications purement citoyennes tu vas voir mais am na ñu ma ci mere ci loolu kon nag ñun ñu ngi ngoy ci loolu Seydina Mohamed wax ne bu leen beddi kenn tàllal leen nit ñi yeen des mains fraternelles pour indi leen ñu teguwaat ci siratul mustaqim